mbokk nuyu naa la recrutement 2000 socio-entrepreneurs mooy li nga xam ne dañ ko gàddaayoo tey jii dañ ko sasoo pour indi ko ci xëyu ndawu réew mi ànd ci ak yéen mën nañu wax tey jii ne lépp lu nga xam ne moo war a yéwénal loolu maanaam moo ko war a mën a amal mën nañ ne lépp daje na tey jii ci réew mi ci xam-xam ci ay jëfandiku ak lépp lenn moo ñu manqué te muy suñu cat boobu ba léegi mooy ànd yàgg nañ ci wax yàgg nañ ko théoriser ci programme bii dinaa ci ànd ak yéen ñu indi ay tëralin parce que ànd kenn du ko wax dañ koy liggéey dañuy indi ay dynamique yoo xam ne tey jii buñ ko tegee képp ku war a jóg war a def sa xalaat yëpp mooy kan laa ci àndal ak ñan laa ci àndal amul benn réew fii ci àddina bu jóg wane boppam te ndare ànduñu ñu nag dafa doon suñu cat ndax boobu ak léegi mooy li nga xam ne moo sooxe ba indil ñu difficulté yi ñu nekk tey nag dañu liggéey ci loolu pour delluwaat mbir yi fa mu waroon nekk réew mi yàlla def fi mu xëy boo xam ne waxuma réew mi ak ndaw réew mi waaye dinañ dem ba teg fi ay modèle qui marche yoo xam ne dinañ ko exporter dans la sous-région ndax réew mu nekk ak sa way réew mu nekk ak la yàlla teg ci yow réew mi naka jekk dafa mas a assumer taxawal benn leadership boo xam ne dañ ko nangul parce que yàlla moo ko def loolu nag xaw na sooxe loolu la ñuy indiwaat indiwuñu ko ci sama xam-xamu bopp waaye àddina bi fa mu jóge ak fi mu yëg si tey jii dafa am lu ko fi indi ci xam-xam ci ay pexe ak ay tëralin loolu nag xam-xam la boo xam ne mu ngi fépp dañ koy jël teg ko fi ànd ci ak yéen ànd dafa am solo rabbul arshil azim moom mi nga xam ne moo ñu sàkk moo ñu joxoñ julli muy kenu bi nga xam ne moo ëpp doole ci l'islam kenu boobu la mu ñu ci tegtal mooy na ngeen julli ca mbooloo moomu du julli gi du lañ cee am waaye tegtalu la pour ne na ngeen ànd boo leen àndee loo leen song di ngeen ko jot loo tax l'instant d'une prière ñu mën a dem ommatu ci ilimaan mu jiite ñëpp ànd bu ñu àndee ba ñu paree ñu ne asalaamaaleykum ñaanalante jàmm jooju bu ñu jógee ku nekk sol say dàll ñu mën a ànd lëngoo dem dans la vie active ànd boobu mu doon dynamique boo xam ne dafay am jeexital waaye nag demeewul noonu ndax fañ na salaamaaleykum ku pare jël say dàll da ngay jël sa yoonu bopp loolu mooy dox ci réew mi loolu nag dañ ci indi fajtal ànd dafa am solo te gis nga ànd dafa am benn intelligence bu ci nekk bu yéeme boo xam ne ànd rek moo ko man mbooloo dafa am lu muy yëngal loo xam ne lu yéeme dama leen di jox rek benn tegtal benn américain moo am këram di ko jaay $800,000 bi mu ko jaayee ay at jarul xelam yebal ko ne ko def ko loterie $1 jox ko ku ne leen kër gi day jaay mais $1 ngeen di dugal mais loterie la bu ñu tiré ki gagné dina gagné kër gi waa ji dem na ba jaay 2 millions de tickets maanaam kon encaissé na $2 millions ci kër gu mu doon jaay $800,000 manul jar mu am ci problème intelligence boobu moo tax mu jaay kër gi $2 millions ndax loolu mu taxawal lu tax parce que cëslaay yi ay nit la mbooloo ñoo taxaw ku nekk joxe $1 ka nga xam ne moo jënd kër gi jëndul kër gi $800,000 mu ngi ko jënde $1 foofu doy na yem mbokk yi programme bi ñu taxawal nii ànd ci ak yéen muy recrutement 2000 socio-entrepreneurs dafa doon loo xam ne dañ ko door il y a à peu près 2 mois fii ak 7 jeunes yoo xam ne dañu am seeni diplôme yu fasantu ko
bañ leen boole ñu xool lan lañ leen war a defloo ñu xool ne amuñu capacitation ndax dañu war a xam ne suñu jàng mi dafa doon jàng boo xam ne jàng théorique la amul applicabilité ci biir marché de l'emploi nekkul en phase avec les besoins de la production ou bien même des secteurs des services ak yooyu looloo tax ci gàttal entreprise yu bari du leen intéressé pour ñu jël ay stage parce que ça le coûte cher stage yi bu ñu ñëwee il faut nga jàngalaat leen loolu aperçu la rek la kon ñooñu biñ leen xoolee ba scruter fi ñu jaar ñu ne nañ leen utal capacitation c'est là leen jàngale li nga xam ne mooy scribe bi biñ ko jàngalee ba ñu paree mën na leen am ngeen dara loo xam ne xam-xam la boo leen téye ci seen loxo kon nag il faut que xam-xam boobu ngeen exploiter ko boole ko ak li ngeen xam ñu créer leen benn société bu tudd YTV muy télévision en ligne bu nga xam ne dafay def entrepreneuriat des jeunes ndax programme bi ñuy tëgg muy 2000 socio-entrepreneurs dafay dem ci secteur d'activité yépp dans la pêche dans l'élevage dans l'agriculture dans le secteur des services partout fépp fu nga xam ne économie koom-koom mu nga fa dinañ ko saytu ba xool fan lañ ci mën a amee ay emploi ñu créer ko pour les jeunes et ci yéen la ñuy àndal bu boobaa dañuy soxla communication donc tant qu'à faire ñooñu ñu commencé communication bi ñu commencé ko avec un nouveau support bu nga xam ne mooy Scribe bi ñu créer société boobu firnde bi mooy lan jeunes yoo xam ne masuñu am liggéey jox nga leen une perspective jox nga leen une ambition jox nga leen tey jii loo xam ne dinañ ci mën a occuper wu chaque jour seen temps bi nga xam ne dañ ko daa perdre ci loo xam ne amul solo léegi ils sont concentrés à 7 ci benn objectif di ci liggéey ku nekk di ci nàccal sa xel foofu ndimbalu yàlla foog mu dugg fa foofu foog ngañaay am fa foofu foog mu am réussite kooku mooy les 7 premiers emplois yi nga xam ne moom la ñu créé dans le cadre de 2000 socio-entrepreneurs exemple boobu buñ ko saytoo dafa doon loo xam ne mën nañ ko dupliquer dans tous les secteurs kon nag tey jii ñu ngi ci 2000 socio-entrepreneurs comme projet de recrutement def nañ ci 7 1993 gars yi c'est la ñuy ànd man ak yéen. premier groupe bi nga xam ne ñoom la ñu jëkk a créer structure muy la société YTV avec 7 jeunes lii mooy seen histoire. Je m'appelle Fatou Tall Ndoye, diplômée en informatique de gestion. Moi, c'est Awassa Diop, je suis titulaire d'un master en audit et contrôle de gestion. Je m'appelle Ndeye Marième Gueye, je suis titulaire d'un diplôme en comptabilité finance. Je m'appelle Babacar Diop, graphiste designer. Je me nomme Mariloum, diplômée en gestion des entreprises et administration. Je me nomme Nene Alimasek, j'ai eu ma licence en transport logistique. Moi, c'est Rose-Marie Edenia, Madame Si. Je suis titulaire d'une licence en transit transport logistique. Gannaaw ba ñu tàggatee ci Scribe. Scribe dafa doon xarala bu bees bu nga xam ne dafay sukkandiku ci nataal pour mën a wane lépp lu nga xam ne photo wala vidéo moo ko daa wane ba léegi comme ni ngeen koy gisee nii ci image yi mu koy wane ci anam bii ci loolu la suñu ndaw yi sukkandiku ci manoore boobu ba sos lii di YTV ñu déglu ci Fatou. si lañu booloo dëggal suñu bopp taxawal lu mel nii. kon ñun suñu mënee lii kon yéen mën ngeen ko sédd ay projet. ñu ngi leen di woo ngeen ànd ci ak ñun. ngir dundal koom-koomu suñu gox ndax moo mën a jur xëy ak am-am. kon YTV. dëggal sa bopp. ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné ci suñu chaîne YouTube ngeen suivre ñu ci Facebook ak LinkedIn comme Instagram ngeen oo ñu ci numéro bi téléphone 33 870 07 20 ngir am yeneen yu leeral. mbokk yi boo leen gisee lii mooy tey jii possibilité am na tey jii pour ñu créer des milliers d'emplois
ay emploi yoo xam ne tey jii du ay financement la ñu soxla pour war ko mën a démarrer parce que dinaa ci ànd ak yéen li nga xam ne lépp dañ koy teg c'est des projets yoo xam ne dañ ko taxawal conceptualiser ko ci façon boo xam ne mise de fonds bi ñuy dugal bu waree am dafay doon lu néew loo xam ne ña ko wër maanaam bu ñu defee tour de table maanaam ku ci nekk boo ci jàppee ca la nga am di nga ko mën a doxal projet yu bari mënuñu ko def ñaka yor duñ ko réaliser que mukk ci àddina parce que nañ ko tëggee moo baaxul parce que dañ ci dugal mise de fonds boo xam ne attanuñ ko nañu teg des projets réalistes xam ne àddina ci benn pas la commencé réalité boobu nañ ko intégrer buñ ko intégrer lu bari mën nañ ko def ci réew mi en tout cas si la ñuy dox amatuñu ku ñuy xaar kuy ñëw na ñëw fekk ñu ci lii mais tey urgence dafa am ak suñu jeunes yi non il faut ñu taxawal dara ci kattanu yàlla ñu mën ko réussir abonné leen ci chaîne bi muy chaîne boo xam ne ay jeunes ñoo ko créé jàppale leen parce que on est ensemble ci loolu la ñuy jàppale yeneeni projet yoo xam ne ñu ngi ñëw ku nekk ci sa xalaat sa xam-xam ñu mën ci dugal pour mën a doxal réew mi suqaliku maa ngi ziar